mbokk yu ni seetaan Senweb TV senweb.com amaat bégte dellusiwaat ak yéen ci entretien yu ñu leen di faral amal jamono ju jot te mu soxal tolluwaay réew mi ba tax na tey ñu ngi dalal Gabrielle Kane moom mi nga xamante ni moom moo jiite kuréel googu nga xamante ni mi ngi tudd APROFEV nekk association d'appui et de protection pour les femmes victimes de violation de leurs droits Gabrielle ñu ngi am bégte dalal la Senweb TV. waaw maa ngi lay remercier di rafetlu déplacement bi nga def fi. voilà donc dañuy dugg ci waxtaan wi te mu soxla actualité bi gis nañ ni jamono yu ñu génn nga def benn entretien goo xam ne jagleel nga ko suñuy naataango Source A nga joxoñ baaraam nguur gi fi nekk rawatina ministère de la femme de la famille et du genre nga xamante ni Ndeye Saly Diop moo ko jiite ci ñàkk taxaw gi ñàkk taxaw tey jigéen ñi ci seen wàllu violation de droit mais surtout dossier Adji Sarr mi nga xamante ni waxtu wu ne dafay faral di dikk ci actualité bi. mu jàpp ni xëy na ci communiqué gi mu def loolu nga xamante ni yaa ngi leen koy tuumal ci ñàkk taxaw bi ñoom ñu ngi ci bay seen war te ubbil nañ seen bunt mbooleem jigéen gi nga xamante ni tey violé nañ sa droit te soxla nga ñu taxaw la ana yan leeral ngay indi ci sortie bi nga xamante ni Ndeye Saly Diop def na ko te mu jàll ci communiqué googu. waaw man déjà damay confirmer propos yi ma waxoon ci Source A amul benn virgule wala benn point bu ma ciy dindi Ndeye Saly Diop Dieng daaw laa dem bureau mu xool ma ne ma Gabrielle yow da nga dëgër fit li ngay def nii mënuma ko man dama am jëkkër dama am doom kenn nettaliwu ma ko gémmiñam sama nopp c'est une phrase qui m'a choquée ba delluwaatuma ci moom ça m'est resté à travers de la gorge ku yor ndombal tànk ci réew mi ñu dénk la jigéen ñi ak xale yi nga may wax loolu man boobu laa fa gëj boobu laa gëj a sax dugganteeg moom wala jéem a am ak moom affaire. yow noo firee wax jooju noonu noo ko firee. non déglu ma rek. ci choqué gi mu la choqué. daf ma metti parce que dama am jëkkër dama am doom. cela veut dire ba quoi empathie sax ba empathie Ndeye Saly Diop Dieng musul jël téléphone am woo Adji Sarr live bi Adji Sarr mujjee def nee na leen moom mi ngi laajte est-ce que dëkk bi am na ministre de la femme musul jël téléphone am woo ko musul yónnee kenn ci service am mu seeti ko musul jël 1 franc. jàppale ko Adji Sarr bu ko defee tamit comme nee na ci biir communiqué yi da koo def na wax askan bi kañ la ko def nan la ko defee ak fan la ko defee ak kan la ko defal man mii kan nee naa la Ndeye Saly Diop deful dara sama baat ca kaw je confirme mes propos te bu fekkente ne lii may wax nii fen la na jël ay responsabilités bi ñu dem fa mbaxana doonee benn bu dee li ma koy tuumaal du dëgg bu dee li ma wax ne moom la na ma porter plainte ñu dem fa mbaxana doonee benn je confirme mes propos. Deuxième chose Ndeye Saly Diop Dieng bu waxee loolu man jigéen la am naa doom wala sama doom bi ma am dama ko wàcc wala dama koo for fii ñëpp a demoon ca table ja doom ci xol la sax ñëpp la donc bu ko njiitu réew mi joxee ndombal tànk jox ko mu jiite jigéen ñi fu jigéen yuuxoo ci réew mi moom moo war a jóg. nee na ci communiqué bi ñoom bi affaire bi amee dañoo def communiqué ñoom ci ay communiqué lañ toll. réew mi liggéey lañu toll pas ay communiqué tëdd sa bureau di woo say seetee comme ñu lay bindal ay communiqué allo salaamaaleykum massa fajul góom may sedd na xol ministre de la femme ñaata jigéen ñoo am problème ñëw ci moom gisuñu ko dégguñu ko ba ñu demee ci suufu pont ba mbindaan ya fa nekk dégg nga lu ñu wax la victime de Sitor yaayam dégg nga li mu wax présidente des bonnes dégg nga li mu wax la victime de Sitor ñu taxaw foofu balaa nuy àgg parce que nekk na actualité boo xamante ni xew na fi ba Sitor teg nañ ko loxo ba yóbbu nañ ko ci ñu ne dafa doon sàkku gone goo xam ne daanaka mineur la te nga ne yaayam sax bokkoon na fi ñu demoon léegi ci jigéen ñi toog ci suufu pont bi yow xew-xew googu am ci mbiru Sitor bi tey bu ñu ko comparé ak kaaw tey jii ni problème Adji Sarr ak Sonko mu mel ni kaaw Sitor lijjanti nañ ko mu féete boor mais kaa Adji Sarr ba tey dafay. non lijjanti nañ ko mu féete boor xam nga man yëfi justice duñ ci wax. parce que fii la Sénégal yëpp taxaw ne Gabrielle Kane dafa jàppale Adji Sarr te jàppalewul ki nga xamante ne mooy victime Sitor bi ñoom bi ñu ma woowee dama leen ne bu ngeen bëggee ma jëlal leen avocat ma defal leen prise en charge xale bi ministre de la femme taxaw fii ne moom yaayu xale bu jigéen bi ñëw na ci moom mu yëkkati ndàmpaay jox ko pour mu toppatoo xale bi moom ministre de la femme loolu la wax mi ngi toppatoo xale bi yaayu xale bu jigéen bi liggéey na juróom-ñetti at biir kër Ndeye Saly man bi ñu ma waxee loolu ma ne nag fu ministre de la femme taxawee di jàppale kooku ak digganteem ak kooku man amatuma lu ma ciy wax parce que je suppose que elle fait son nekkatul sax liggéeyu ministre de la femme la war a def ak kooku liggéeyu ku bokk ci njabootam la loolu mooy yërmande ma toog ba dimanche
président des bonnes woo ma ne ma Ndeye Saly woowu leen masawu leen joxu leen dërëm dimanche bii joxu leen dërëm woowu leen masawu leen jàppalewu leen ci xale bi te yaayu xale bu jigéen bi nekk ki yor këram di ko liggéeyal juróom-ñetti at ma ñibbi si Fuuta dimanche lundi mardi ma dem fekk leen foofu ñu waxtaan. source A bi ñu génnee article bi ma wax ko li ma koy wax parce que li ma koy wax sama xol laa ko tibbee denc ko atu yàlla. ci ngoon gi Ndeye Saly Diop yónni madame Mané ñu rocceeku dem yóbbu 200 000 ci yaayu xale bu jigéen bi di ko jox. pourquoi jour bi article bi génnee le jour boobu la Ndeye Saly Diop di rocceeku di yóbbu xaalis ne jàppale na lu tax jàppalewul avant dañuy waxante dëgg nañu bàyyi seen manipulation bi. bu ñu waxee ñu ne Gabriel dafa réew mais mag du fen lu tax jour bi ko Gabriel attaqué ba réew mi yëngu ci ñàkk jàppale ak ñàkk yërmande bi mu am Adji Sarr ak ci jigéen ñi jour boobu la rocceeku ci ngoon yóbbu ni madame Mané ñu dem ci kër yaayu xale bi jigéen bi yóbbu 200 000 mooy lan ci ku ñu violé doomam ay weer ba nii nga toog ba heure bi dafa yónni 200 000 parce que benn Gabriel moo yeewu 200 000 bi jubluwaay bi sax lan la. 200 000 la fa yónnee de assistante madame Mané moo fa dem yóbbu fa 200 000. ndax ku ñu violé noonu la réew mi wala. est-ce que ku ñu violé noonu la ñu war a régler mais loolu ma gën a métti est-ce que ku ñu violé en tant que ministre de la femme man waxuma sax ministre de la femme jigéen di liggéey sa kër juróom-ñetti at ñu yegg ci doomam yow ngay jigéen yor ay doom yu jigéen nga xam loolu nu mu méttee ci jigéen taxawu woo ko jàppale woo ko masawu woo ko woowuloo ko nga bàyyi ba Gabriel Kane xaw laa jaxase. nga génn di yónnee 200 000 est-ce que 200 000 mooy faj mettitu xale bu jigéen bi est-ce que 200 000 li ñu teg naqar xale bu jigéen bi est-ce que 200 000 mooy faj loolu est-ce que un ministre de la République doit se comporter comme ça doomu aadama sax man waxuma ministre bi doomu aadama moo dul comporter wooy nii bu dee nag ñàkk yërmande bii la ñu am ci jigéen ñi ñàkk yërmande bii la ñu am ci askan wi mais réew mi tàkk na. mais li ma jaaxal c'est tout le contraire de ce que tu dis d'après leur communiqué ndax nee na moom mi ngi matal taxawaayam. matalul benn taxawaayam bu mataloon taxawaayam ñoom duñu ma woo bu taxawoon matoon. ñoom duñu ma fekk si di ma woo. ñoom ña nga fekk ci suuf fond bi wax nañ la li xew defe naa enregistré ko ndax lu amul seede baaxul mag du fenn moom Ndeye Saly bu taxawaayam bu matoon xale yi jigéen ñi duñ ñëw fëgg sama kër mbindaan gi duñ ñëw fëgg sama kër Adji Sarr du ñëw fëgg sama kër keneen ak keneen du ñëw fëgg sama kër. ñi ñuy ëmbal di bañ ñu ñëw fëgg sama kër loolu yëpp ñiy fëgg sama kër c'est que dañoo fëgg këram mu bañ kër ga mu yor nag du këram de këru Sénégal la alalu Sénégal la moom bu feebaree décembre bi moo ci mujj hôpital américain lay dem fajoo dégg nga kii ñu violé ay ticket lañ ñuy dem ñoom mbindaan ñi ñuy cotiser di ko jàppale. mais démb xale bi fii mu toog fii la toog moo ko yaayam. démb gis nga démb balaa madame la ministre balaa moo def communiqué am fii laa toog yaayu xale bu jigéen bi toog fii xale bu jigéen bi toog fii ma toog assistante madame Mané mu woote waat démb ci kanamam fii ñu ne ko Gabriel Kane jël nañu avocat Gabriel Kane defal nañu prise en charge dina jël en charge les études de la petite mu coupé moom madame Mané wax ko ministre de la femme teguñu ci 1 heure de temps ministre de la femme indi communiqué bi di wanewaat boppam ministre de la femme xam nga lan la ñu bëgg ay acte te ministre de la femme moom ay actam lan la xam nga lan la communiqué boobu da cee waroon joxe bilan am ministre de la femme amul bilan moom moo gën a yées ci ministre de la femme yi am ci Sénégal ba Sénégaloo ba tey ndax amul bilan non attends rek amul bilan boo jàkkaarloog moom mu ne la les boutiques de droit yaa booy boutique de droit yi waa AGS ñoo ko moom boo waxee mu ne la un numéro vert loolu xalaatu AGS la jigéen ña nekk AGS association ñoo ñooy jàmbar gi moom du dara du ci lenn na bàyyi mbubboo liggéeyu jàmbur xawaare sañse nduróole hôtesse ñu wooñu ñuy tàccu dañoo dépassé loolu. alors Gabriel ça nous étonne un peu ndax ñu bëri jàpp nañ ni tey Gabriel pouvoir bi daf ko war a dooleel ci taxawaayam ba sax dañ naan Gabriel est-ce que pouvoir bi financé wu ko est-ce que pouvoir bi dooleelu ko surtout tey jii nii maanaam sa taxawaay ci ne da ngay jàppale Adji Sarr ci jafe-jafe nga xamante ni mi ngi koy dund suite maanaam tuuma yi nga xamante ni teg nañ ko ci ndodd Ousmane Sonko ba tey dossier bi di traîner en justice te gis nañ ni fan yi waa nguur gi génn ba jël problème Adji Sarr bi sax ci kàddu Farba Ngom ba ne sax ñoom pare nañ sax pour yóbbu ñoom tey la ñuy génn fi nga xamante ni moom mooy màkk alors tey loolu ça nous étonne un peu. mais est-ce que tey la ñuy génn xam nga tolli woon nañ fi guddi yoo xam ne dañoo wéetoon lool ñu bëri na pat noppi tey la génn neex tey la wax neex
man amul lu ñu ma jiiñul ci réew mi man lu ñu ma fi jiiñul dañ ko fàtte ko ñoo xamante ne dañoo yor ndombal tànk nit liggéeyal leen juróom-ñetti at ci seen biir kër yi ñu violé seen doom mënuñu koo jàppale nga foog ne ñii dinañ jàppale Gabriel yërmande la ñu amul. donc Gabriel tey amul lenn loo déggoo li ma la nguur wax gi tey dala koy gis nga association bii. association d'appui et de dama lay wax rek muy association bii de dama lay wax de dërëmu nguur gi dugg ci mi ngi nii bu dee ministre de la femme mës na jox Adji Sarr wala man mii 1 franc. wala woote wala masawu na taxaw ci digg réew mi wax ko je la défie pour ça. mais au-delà du ministre de la femme ñoom Farba Ngom ñu gis récemment. Farba Ngom Farba Ngom musul toog ba pare na sax pour yóbbu ko Màkka. balaa gis nga Màkka dafa bokk ci 5 piliers de l'islam man j'ai été écœurée de voir ce qui a été dit Màkka dafa bokk ci 5 piliers de l'islam dafa am yoo xam ne doo ko foowee ndax politique bu ñu yeggee foofu nga xam ne nag yegg nañu dans le bas niveau quoi ça vole pas haut. Adji Sarr la mu soxla woon. ba mu ko soxlawee ñoom ñu yëg ko defuñu ko. ñu jëmbale Adji Sarr bari wuñu de boo leen compter ci juróomi baaraam yi ci la ñu yem te ministre de la femme bokk ci ministre yooyu di wax yépp kenn ci ñoom bokk ci léegi nag tey la mbiri commencé kii ku nekk di rëppi nañu rëppi nañu ci dem. li ma la wax lenn de li duuf ci nag li xajul ci cin li. non mais il faut que tamit xam lépp wax lépp baaxul. waaw dëgg la xam lépp wax lépp baaxul waaye léeg-léeg tamit mbir yi dina leer ndax question yi bëri dafay taro de esprit ñenn ci askan wi ci soutien bi nga xamante ne tey boobu ba tey Gabriel. mais du fi lañ taxaw ñu ne Gabriel dafa soutenirul ki nga xamante ne moom la victime mu Sitor Ndour bi mais man la ma koy jàppale maa ngi koy def ci suuf. tey la dil bi claté rek ngeen xam ne Gabriel mi ngi jàppale kooku wala mi ngi jàppale yaayu kooku te man buñ ma gisul ma fës ci dama yaakaaroon ne ministre de la femme def na li ko war dama yaakaaroon ne moom mi uuf yaayu xale bu jigéen bi juróom-ñetti at këram yaakaaroon naa ne def na li ko war. kon yow da nga jàpp ne il y a une dose de politisation boo xam ne dugal nañ ko ci dossier. mais loolu foofu lañ bëgg a jëm. parce que récemment gis nañ tey jii nii lii di camp wu Pastef à travers un communiqué. man Pastef yoo APR yoo keneen ak keneen man sama yoon nekku ci. waa Palais dañ bëgg utiliser dossier Adji Sarr loolu ñoom seen problème la. pour mën a tere lii di Ousmane Sonko. loolu ñoom seen problème la mais man. waaw sama constance. ban regard nga am ci situation bi. déggu li ma la man sama constance mooy. ñi fi nekkoon démb ak bërki démb. ñooñu dinaa leen xàmmee. Adji Sarr dina leen xàmmee. bu fekkee nag moom ministre de la femme wala keneen ak keneen nee nañu jàppale nañ ko. nañu génn. mais li Sénégal yëpp teg seen bët. ba wax jotee ku ci nekk ci ñoom dangaa dugg sa kër. ub sa njaboot taal sa clim. wut say garde corps ci buntu kër gi. ok bi réew mi tàkk loolu lañ def. Gabriel benn question. ñii ils ont trahi ce pays. ils ont trahi cette république xam nga lu tax. république nit du ci nekk di torox yéen ñëpp ngeen daw tey ñu bëgg a rëppi ci kaw nit ñi. mais attends yéen vous avez vu ce que moi j'ai subi vous savez ce que Adji Sarr a subi. elle ne mérite pas qu'on ricane naan dañ koy jox biir Makka ministère de la femme moom nee na dafa am constant nee na elle donne un soutien constant à Adji Sarr madame la ministre votre soutien a toujours été inexistant xam nga lu tax tey Adji Sarr ça fait 1 an ñuy demander une psychologue ba tey jii ñuy wax ak yow amu ko donc boo amee psychologue. jàppale ko ci psychologue par rapport à quoi. par rapport à ce qu'elle vit. qu'est-ce qu'elle vit. madame la ministre. vous dites. Adji Sarr peut compter sur mon soutien constant. Votre soutien a été toujours inexistant, tant pour Adji Sarr que pour toutes les femmes de ce pays. Vous n'avez fait que diviser les associations des femmes de ce pays. Vous n'avez fait que mettre à bas xam nga lu mu def Ndeye Saly association yi nekk ci réew mi yëpp da leen a xàjjale pour mieux régner mais moom bi mu ñëwee dafa waroon dajale jigéen ñi jox leen courage ne leen ñëw leen ñu ànd liggéey mais xawaare nduróole otesu belli di teen loolu yoru réew mi de loolu yor taxul jigéen ñi avancé jigéen ñi bon ñi ne bañ ko ba ñu bëggee mu recevoir leen de laaj leen Ndeye Saly Diop Dieng kañ leen recevoir tey 17h. ok madame Ndeye Saly Diop Dieng fii nga may fekk. man mi nga bëgg a politiser. man du ma politique su ma bëggoon politique damay samp sama ndënd ba ñëpp xam ne damay politique. parce que moom musul jàppale Adji Sarr le 10 août la ma woo le 10 août bii ñu nekk la ma woo madame Dem sa directrice de la famille moo ma woo ne ma dañoo bëgg a ñëw jàppale la ndax xam nañ ne sonn nga ma ne ko bàyyil ba demee le 11 août 13h ma dem bureau madame Dem yaa ngi may dégg la ma la wax sa bureau dégg nga ko nee naa la man daaw laa fa gëj la ma sa ministre wax moo ma tiital ba ñëwaatuma ci yéen ndax yéen
yéen du ngeen ay jigéen yoo xam ne da ngeen a yërëm jigéen loolu laa la wax. nga ne ma li mu waxoon c'est pas grave nañu bàyyi mu sedd dinañ la jàppale am luñ la jàppalee ba ma génnee lan laa leen waxaat téye leen seen xaalis yéen ay communiqué rek ngeen mën bu dee réew mi ak problème mu jigéen ñi ay communiqué lañ koy kiiwee. ñoom nañ ñu wax. Gabrielle yan dernière information ci xibaar lañ mën a am ci nga xamante ne moom mooy Adji Sarr ak jamono ji ci yan situation. moom xëy na dina génn ko wax ak ministre de la femme. moom mi Ndeye Mili ji xëy na dina génn wax ak ministre de la femme comme ministre de la femme nee na daf ko mës a soutenir. dafa mës a constant defe naa ne Adji Sarr dina génn wax ak moom mi Ndeye Mili ji. Gabrielle benn question boo xam ne souvent dafay tarauder sama esprit man je me dis Gabrielle tey lan la Adji Sarr convaincre ba boobu ba tey sa soutien constant ci wetam. mais c'est pas Adji Sarr c'est pas un soutien. wóor na la ni tey jii nii li nga xamante ne moom moo waral coow li ci dëkk bi ba ay bakkan daat ciy rot yow tey jii nii yow gëm nga ni Adji Sarr selon ay témoignages am. selon position am na déglu ma wax la il n'est plus question de Adji Sarr parce que bu ñu nee Adji Sarr dañuy personnaliser. Le travail de la ministre de la femme c'est de faire en sorte que képp kuy jigéen. mais yow am ñu jàpp non attends rek ñu jàppale la. waaw pour nga libérer la parole des femmes. man sama xeex mooy jigéen foo mënti nekk. ak ku la mënti tooñ ak nu dara jaam toll ak lu mënti am ci alal bu la woqee wala mu xuri la nga mën a am sañ-sañu taxaw nga ne diw moomu tooñ ngeen dem fa mbaxana doone benn. il faut aider à la libéralisation de la parole des femmes il faut que jigéen ñi génn parce que jigéen ñaa ngi dund lu métti ci kër yi. je suis tout à fait d'accord sur ce point. gis nga l'association des bonnes lan sànq lan lañu wax nee nañu dañu créer seen association parce que kenn ci ñoom dañ ko jàpp pour sàcc pomme 200. ok li ngay wax d'accord naa ko yow en bon intellectuel ndax ci beneen wàll wi ku ne gis na jàngat ak analyse yi ngay faral di def ci tolluwaay réew mi tey nga ne man Gabrielle bu weesoo tey mbubb gi ma amee ci défendre la femme est-ce que man tey jii ni au-delà de tout ça Adji Sarr mii tey wan na ma wala tey gis naa lu dal sama xel ci dossier bi ak ci li waral coow bi ba tax na ma koy soutenir. man waaw kaay ma wax la nit bu dawee ñëw ci yow. ne la victime la. dans tous les pays normaux dans le monde. on soutient les victimes jusqu'à preuve du contraire. là on n'en disconvient pas. mais je la soutiens par principe. c'est ce principe qui demeure. principe boobu moo demeuré woon waa Pastef ñëpp dal sama kaw ne damay fen moo tax léegi nag waa état bi léegi. parce que ñoom principe boobu jàpp nañ ne amul principe boobu laay amul demee jusqu'à l'extinction du soleil jàpp nañ ni seen leader li ñu koy toppee defu ko. waaw mais ñoom bu leen est-ce neexee que ñu yow gëm woo nga loolu. tey Adji Sarr en tant que sœur nga ne Adji ok maa ngi lay jàppale maa ngi lay taxaw mais les cas nu waxtaan entre maa gi est-ce que wóor na la ni lii ngay tuumaal Ousmane Sonko am na mais man waaw li muy tuumaal Ousmane Sonko. waaw est-ce que am na wala amul. du man maa koy wax du man maa koy décider xam nga lan laay wax. am na droit ne Ousmane Sonko moo ma def lii am na droit boobu mi ngi ci biir justice nañu ñaan yàlla justice def procès ñun ñëpp ñu déggandoo. ku nekk sa version jàpp nga ni procès dina am. mais il faut que mu am. ñu xam boobu ba tey mi ngi bëgg yàgg de. ah léegi dossier de viol yi ñuy dégg fan yii yëpp dañuy gis ni dañ koy temps bi du yàgg après dañ koy mujj. waaw xëy na c'est une nouvelle méthode de la justice xëy na dinañ dem ci fast track justice bi sur les cas de viol. alors xëy na fast track bi la rek. ok léegi ñu dugg ci beneen chapitre ci tolluwaay réew mi récemment dem nga Touba mu indi coow lu rëy xam naa màggal gaa ngi wàcc sax ndax ñu ngi ci weeru Muharram li ci des bëreetul ñu dugg ci weeru safar muy weeru màggal gi xanaa di nga màggali. bañ a ko màggali nag. mais li xew Touba ak interprétation yi ci am nga seeti xalif bi yóbbu sa ndimbal par rapport ak œuvre sociale yi ngay def mu indi tolle interprétation quand bu ci nekk Gabrielle kilifa gi waru koon recevoir war nañu. kilifa gi ku nekk lay recevoir. sëñ Mountakha dafa bëri yërmande ku nekk lay recevoir. noo dundee xew-xew bi. non sëñ Mountakha. ñëpp lay recevoir Gabriel ak keneen yàlla na fi yàgg te wér. moom bu recevoir Gabriel da ko war a recevoir. te moom kenn du ko wax ku may recevoir donc coow li yëpp loolu la rek. te man bu ma demee Touba. dama faa war a dem. Sénégalais bu nekk da ngay ñaan dem Touba tàllal say loxo. sëñ Mountakha ñaanal la donc loolu du coow quoi c'est un faux débat xaw ma nag luñ may jiiñ ak luñ may tuumaal ci loolu. fu mu jëlee alalam. mais Gabrielle Kane nga baal ma comportement am ci plateau yi jigéenu islam ni mu war a mel ak xëy na moom ni muy waxee ak ni muy doxalee ni muy comporté woo am maa xëy na jàpp ñu ne loolu méngoo nag li nga xamante ni tey loolu la islam war a demee. islam xam nga te su ma la nga ñu vidé question. boobu après ma am leneen lu ma la laaj. islam bi ñoom dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci réew mi. waaw bëgg maa beddi ci réew mi. bëgg maa beddi ci diine gi. li ngay def moom c'est contraire à ce que la bonne femme musulmane war a mel. de votre point de vue
ça yow ça c'est ton avis c'est pas une question c'est un par avis. rapport à mon avis tey boo duggee ci waaw mais réseaux déglu ma sociaux rek boo defee constat lu tax non mais attends déglu ma aujourd'hui on a des gens qui sont conservateurs. ok Il y a des gens la seule chose qu'ils ont à me reprocher mooy sama position vis-à-vis de Adji Sarr. ok xale jigéen ñu bari ñi ngi def loo xamante ne man defuma ko ñu nekk ci snap yeeg yooyu Instagram yeeg yooyu man danga may gis ci yooyu doo ma ci gis de man doo ma gis sax may snap li nekk ci snap yeeg TikTok yeeg Instagram man doo ma ci gis léegi nag bu ñu nee dañuy génne Gabrielle Kane ci réew mi dañ koy génne ci diine gi dañ koy génne ci lépp parce que Gabrielle Kane la dafa am yenn position dafa am nu muy waxee dafa am benn conviction boobu nañ ko ci génne mais mënuñu ko yoonu murit gii duñ ma ci génne ci laa bokk man ci sëtu sëñ Tuubaa yi sax laa bokk man Haalpulaar laa sëñ Tuubaa ci ñun la jógee dañuy wax këru murit boo dem da nga fay fekk tableau Sëriñ Tuubaa bu mag man ci samay maam Ali Bokar Kane bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo fekkee julli géeju Sëriñ Tuubaa. ah bon bokk na ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Sëriñ Tuubaa ñu exilé leen. sa maam Ali Bokar Kane. Ali Bokar Kane. loolu de xamuma ko. dama lay wax rek xam naa ne li ëpp ci Sénégal itam am na xëy na. sama maam Ali Bokar Kane non dama lay wax rek. sama maam Ali Bokar Kane. dama lay wax rek xam nga lu amul seet lu amul kii bu baaxul. maa ngi remercier sama nijaay mi nga xam ne daf ma woo sama nijaay maître Kane daf ma woo di ma remercier ba pare na ma sa digganteeg waa kër Sëñ Touba da nga yeggali kóllëre gi. sama maam Ali Bokar Kane ak sama maam Mamadou Ali Bokar Kane jarbaatam ñoom ñoo gunge woon Sëriñ Touba Gabon. ñi fi seen maam gunge woon Sëriñ Touba Gabon bariwul de. ñi fi seen maam gunge woon Sëriñ Touba Gabon bariwuñu man waa kër Ali Bokar Kane la suñu diggante ñun suñu famille ak waa kër Sëriñ Touba dafa yàgg donc su ma demee Touba bëgg fa def dara def ko fa ci sama yéene damaa dem yeggali kóllëre bi nekk suñu diggante waa kër ak waa kër Sëriñ Touba sëñ Muntaxa moo fi taxawal Sëriñ Touba donc bu ñu dundee tey ba sëtu Mamadou Abdoul Bokar Kane dem sukk ci kanamu sëtu Sëriñ Touba jébbal ko dara loolu ce n'est que de la continuité historique. bi ngay dem Touba protocole man kan laa juróom-ñaari yoon déggoo li ma la wax man kan laa juróom-ñaari yoon. sama yaay kan la sama papa kan la. daa bi laa jógee. dégg nga. gis nga nag bu ñu gis nii rek dëkk kër goo gis dafa am benn béy bi mais Gabrielle est-ce que tamit souvent comme la femme musulmane. dégg nga souvent jigéenu jullit ni ñu baaxoo ci muuraay ci comportement ci attitude ak ci col ko li ngay dundee yow en tant que femme. ma ne xeesal gi dañ koy tere am na ñu fiy xeesal rappi bi nit ñi dem Touba di fa rappi wala ci gàmmu yeeg ci màggal yi jigéen ñaa ngi ko fi def. am na lu bari loo xam ne diine danga noonu ko ñu ngi koy def ci réew mi nañ ma may nañu ŋaang ma wat kër Sëñ Touba sama digganteeg ñoom tey laa fay gën a mën a dem ndax damaa yeggali kóllëre rek. kon ñu séntu ci màggal gi. damay màggali kay. damay màggali bi ngay dem keroog protocole bi naka ngeen ko tëralee. su ma mel na ni gars yi nee nañ mbetteel la est-ce que waajoon nañ sax su ma defe naa ne su ma ak ni nga jegee kilifa gi. man defe naa ne sëñ Muntaxa du ku nekk koy jege de. bu ñu la annoncé wul doo fa dugg de defe naa ne moom bu ñu la annoncé wul doo fa dugg donc man ci Sëriñ Tuubaa yi laa bokk ndax sama maama àndoon ak moom. ci li nga xamante ni moom mooy xew ci da ngay suivre politique. oui bien sûr maa ngi lay dégg ci say kàddu sax xam naa keroog nee nga bés bu ma defee politique ndax da nga am ay ambition politique. non pour l'instant non man fi ma toog doy na ma non pour l'instant non. pour l'instant kay fi ma toog doy na ma sakk. alors ban regard la. non man mënuma politique parce que je ne pourrais pas faire de la politique xaw ma nag ndax dinaa jàng manipulation ak fen ak kii. man lu nekkul ci man man lu nekkul ci man moo tax may wax ak yenn xadar yi parfois di utiliser des mots très forts parce que li ma sentir laay wax nit. non souvent dañuy jàpp ni Gabrielle dafa xaw a ñaaw laa min quoi c'est-à-dire que ni muy waxee moom. non bu jëf ñaawee dafa métti quoi. ma ne bu jëf méttee. wax ji métti. bu jëf méttee. wax ci métti. jëfu Ndeye Saly dafa métti. jëfu état dafa métti. seen silence bi dafa métti trop. li mu yàq ak dégâts yu mu def ñoom ñoo la ko gën a xam. jëf ji ñu def Adji Sarr dafa métti. njëree lii ñu def doomam lii dafa metti
nga am ki nga xamante ne moom la ñu ne moom moo fi taxawal jigéen ñi ak xale yi mënu laa jàppale dafa metti boo jooyee amoo fenn foo jëm dafa metti man dégg naa kaaw Adji Sarr bi fee mais Ndeye Saly Diop Dieng ce n'est que la continuité de son manque d'humanité de son manque d'empathie parce que Adji Sarr sax mën nañ ne dafa ragaloon on le lui permet nit mën nga ragal c'est pas grave le courage c'est pas donné à tout le monde on le lui accorde amul problème mais njëre mi nga xamante ne moo liggéey këram juróom-ñetti at war a bokk ci njabootam dafa am koo xamante foo xamante boo fa tolloo ak nit doonatul jàmbur doonatul liggéeykat danga koy def ni sa doom bu deful kooku doom deful doomu kooku sët bu ku laal sëtam mu jóg mu mën a toog ba bërki démb Gabriel attaqué ko mu yónnee ay 200 000 guddi di dóor ay communiqué kon moom wàcc na ba zéro. Gabriel ñu terminer ak. wàcc na ba zéro te ministère de la femme poste bi ci boppam moo wàcc ba zéro président des remaniements na jël ministère de la femme jox ko góor gu am jom. ah bon na ko jox góor gu am jom lu tax nga séntu ci góor séntu ci jigéen. non peut-être que jigéen ñi fa nekk ñëpp Ndeye Saly li mu yàq il faut que ñu jël benn góor mu def fa raat fa ministère de la femme nañu bàyyi di foog ne jigéen ñi rek ñoo fa mën a nekk nañ fa teg góor xëy na mu am changement. li ñuy jooytu ci réew mi yëpp mënuñoo fexe ba Ndeye Saly dégg ko. yow noo gisee prochain gouvernement bi rawatina profil PM bi nga xamante ni moom nañu jox ministre de la femme bu nekk góor ñu xam. poste PM bi. loo ci xalaat man de sama yoon bu fekkee yaa ngi am regard ci. xam nga man Macky Sall dama ko ñemewut. Macky Sall ñemewu ko loolu. ñemewu ma ko. Macky Sall loo bëgg wax foofu. man Macky Sall mosuma gis ay bëñam j'ai pas souvenir ci photo ak vidéo fu ma gisee bëñam donc Macky Sall ñemewu. Macky Sall mosu leen toog mosu leen gisee. Macky Sall ni vu ni lu ni connu ni entendu maak moom. te man ñemee ma ko. amuleen bu ma duggal ci problème bu Macky Sall leen dara président de la République. xaala wala kasiral jamais appelé. xaala wala kasiral laa la wax. salaamaaleykum sekkuñu ko. ah bon mais si demain. il sama cherche benn donc doom laa am sama bakkanu doom. laay waatee xaala wala kasiral man ak moom te man dama ko ñemewut. donc du ma aventuré wu sax di dem ci Macky Sall nguur gi da koy financé nguur gee ko taxaw condition de vie gi mu nekkee moyens yeeg yooyu noonu. mais man j'ai travaillé 10 ans mais attends man j'ai travaillé 10 ans à l'étranger. j'ai travaillé 3 ans au Sénat français quand même am na yoo xamante ne nii bu leen ma ko laaj. mais yow da nga nekk sax situation boo xam ne xaw ma da nga nar a bàyyi xaw ma dañ lay waaj a dàkk mais ça fait mel ni jamono liggéeyatoo de. non mais man maître Clédor Ciré Ly bi nga xam ne moo yor dossier bi. jamono ji kon looy dundee yan situation. mais man xanaa nag ku liggéey bitim réew 10 ans. waaw am loo toogaale. une soixantaine de millions def ko ci ay matériel médical. mais c'est pas la première fois ma def non mais yéen lu tax ngeen bëgg ko def scandale ren c'est pas la première fois ma di ko def. c'est pas une question de scandale mais c'est des questions qui c'est la troisième fois que je le fais pourquoi on pose la question aujourd'hui man sama problème mooy pourquoi on pose la question aujourd'hui alors que c'est la 3e année qu'on le fait. te pare goo ci. te pare gu ma yeneen a ngi ñëw dinañ dem Kaolack dinañ dem Tivaouane ñoo ngi ñëw fu kilifa dina nekk dinañ fa dem. Gabriel fekk jàppale la est-elle riche. non pas du tout yoruma xaala wala kasiral. damay lijjanti rek am ñu ma xam ñu nekk fii ñu nekk bitim réew. jàng naa aussi am na carnet d'adresse. léegi du ma ko utiliser loo xamante ne mënoon naa ko fi indi jaay ko jaayuma ko maye naa ko. léegi lu mu ciy wax am na ñoo xam ne dañuy wuti don surtout ci Covid bi. ñi fi jëli bitim réew ay don di ko jaay fii ci réew mi ñu fekkee ko. man jaayuma damaa maye. yow yan preuve nga am dafa am ñuy. waay réew mi doxuñu waaye xam nañu fi xew. non fii sans langue de bois la Gabriel te xam naa ne ragaloo. déggoo li ma la wax ma ne la li duuf ci nag caméra baa ngi nii internet Sénégal. li ma la wax mooy li duuf ci nag. waaw xejul ci cin li. nañu dem mais am na loo ñu mën a mosal loo xamante ni. man nee naa leen Gabriel. waaw bokkul ak ñi nga xam ne dañuy dem bitim réew. mbubboo Sénégal ñu jox leen ñu ñëw fii. ñu jaay ko askan wi. kon am na ñoo ci xam. am na lu ma ci xam bu wax jotee dinañu wax. te dooñu ko baaxee fii rek. fii la lépp war a leer Gabriel Sénégal. coow li bari na. nañ bàyyi ba beneen moment ñu indiwaat coow li. mais Gabriel coow li lan la Gabriel. je dérange mais y a pas de problème. ñi mais jàppoon ne da nga war a opposition dañuy defee doxalin wala da nga war a changer méthode wala da nga war a. mais opposition bi dañu foog ne ci nguur gi laa far nguur gi tey ñi ngi ni ma leen di wax li ma leen di wax man je le mot constant. qui ne fait pas partie de l'attitude de Ndeye Saly Diop Dieng boobu laa bëgg a indi nit da ngay constant depuis le début. Elle choisit constant elle aurait dû choisir inexistant looloo gën c'est le mot qui lui convient le mieux dans son poste. alors Gabriel on va terminer peut-être tey noo gisee réew mi lan nga ci xalaat. buñ ma yëngal de. buñ ma yëngal na ma bàyyi ma toog fi ma toog benn yoon laa fa dem. mu wax ma li may wax ma dégg ko téye sama tànk téye sama bopp musumaa lekk dërëmam. musumaa jox financement musumaa jox Adji Sarr musumaa jàppale ci dara. na ma bàyyi tout tranquillement ma liggéey sama liggéey toog sama wet
réew mi nag ñoom dañoo foog ne république bi ñoo ko moomuñu ko de dañ leen koo dénk te ëppalewuñu ci kenn buñ ko nar a yàq nag ñu defante ko ak ñoom. yow da nga am problème personnel ak Ousmane Sonko. aw ma mel na ni yow jéego yi ngay teg ça va à l'encontre peut-être moom waroo mën a jàpp ni moom nekk na ci dëgg tamit. ci situation déggoo ma ne mais Ousmane Sonko moo nekk ci république bi déggoo li ma la wax ma leen ñi nga xamante ñoo république bi. dama xam ne problème gi war a tey moom mooy ki nga xamante ni moom leen accusé. ma ne xaaral ba ñu ne Ousmane Sonko dañ ko complot bu boobaa di nga xam complot bi leer nañ juge bi ne. non lieu complot la woon. bu boobaa nga xool taxawaayu Gabriel man ragaluma diiruma danduma man du ma Ndeye Saly du ma wax ak nit lii ba pare ma génn ci man lu ma la wax bu ma toogee ci penc bi ma wax ko surtout Abdoul Bokar laa ragal bokkul ci samay comportement. foofu la ñuy tàggatoo di la te samay maam dañ maa ñaanal. bu ñu foog ne nag benn dof buy taxawaalu nii rek dama am ay maam dama am ay mbokk ci réew mi. wax jooju moom ko moom. déet dafa am ñoo xamante ne nag da ngay yóbbante wala. dama yóbbante dafa am ñoo xamante ne nag dañuy kii nag xanaa kenn menacé wu la nag. ci lañ dëkk dañoo xam ne ci dëkk bi laa dëkk. dama fay am ay maam am fi ay mbokk. kon bàyyiwoo sa bopp daal. du ci zaahir du ci baatin fu ngeen ma woo ma wuyu leen. Gabriel looy tàggatoo. xam nga damaa ne woon tekk. soxna Gabriel nga ma waroon wax. man dama ne woon tekk. jóge Touba nekk ci samay don. nekk ci samay affaire lijjanti sama bopp waxtaan ak askan bi man ci loolu laa nekkoon. Ndeye Saly Dieng ñëw di indi ay jikkoom bu ma kenn dugal ci affaire. ñu bëgg a politiser Adji Sarr ne jox nañ ko jox nañ Gabriel soutenir nañ leen def leen nii bu dee soutien amoon na te moom joxe na soutien na wax kan la ko jox fan la ko joxee ak nan la ko defee maa ngi koy appelé nag comme nee na dafa am soutien constant madame la ministre Adji Sarr a toujours besoin d'un psychologue qu'elle n'a pas elle n'a aucun suivi psychologique depuis boobu ba tey et c'est une honte loolu man mi kan maa ko wax et je l'assume man damaa sonn. looy tàggatoo comme waxtu wi. xam nga dana la damaa sonn. looy tàggatoo ak luy sa kàddu gu mujj. sama coono. moom laa la bëgg a wax. damaa sonn. parce que ñii waa kër Ousmane Sonko mënuñoo ne Gabriel état bi moo ko fay. déglu ma rek état bi def seen am ñoo xamante ne dañuy taxaw fi ne dañoo def soutien dañoo constant dañoo jàppale. fekk ne koo ci woo du wuyu téléphone koo dem bureau mu ne la du ma ci dugg damaa yor njaboot kenn zéro. ñi fi toog naan yëpp on a géré wu leen dara nañ ma may parce que xamul tax dañoo bàyyi ba tey jii ñu soxla jël Adji Sarr di ko mbubboo ci seeni politique Adji Sarr la mu soxla woon mooy ngeen jàppale ko ku am nag lu mu ko jàppale leen ko ngeen jox ko ndax soxla na ku ko jàppale doomu njiree bi soxla na ku ko jàppale Ndeye Saly Diop mi nga xamante ne nag yow njiree mi ngi liggéey sa kër jàppale ko soxla na ku ko jàppale mets en cohérence ton communiqué avec tes actes. La vie c'est des actes c'est pas des paroles en l'air et c'est pas des communiqués rey ngeen ñoo communiqué fu ngeen jógee bind communiqué ak des CT fekk li ngeen bind ci communiqué yi dara newu ci réew du communiqué moo ko yor ay jëf la génnal ci terrain bi nga jëf nga jàppale jigéen ñi ba ñu xam ne jàppale nga leen moo gën fi ngeen toog seen i bureau climatisé loolu rek laa ñu wax nañu wàcc ci terrain bi gém bi ci terrain bi la même boo munalul nit ki ne ko massa Ndeye Saly jigéen ñi massawu leen asuma ak mu leen di jàppalul kenn sama baat ca kaw nag léegi nag lu dañoo bëgg a guerre nañ ci dem diiruma danduma loo leen ci dawul duma ci daw loolu man mi maa leen ko wax. ñu ngi koy jaajëfal Gabriel Kane jiite APROFEV waxoon naa leen ko ci ubbi bi mu nekk association d'appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits moom moo nekkoon sunu ganu entretien bi yéen ñu doon suivre ngeen xam ne maa ngi àndoon ak Omar Sakho féete woon ci xarala gi wàllu caméra gi di leen jaajëfal ci ànd geeg topp gi di leen jox dig daje beneen yoon seen mbokk seen xarit yaa Moussa Camara nekkoon ci waxukaay gi di leen jox dig daje ci yeneen jotaay waxtaan te mu soxal tolluwaay réew mi jaa ngeen jëf wasalaam